ba seen client génn ci kaso bi gis-gisam ute ak beneen avocat bu fare ci partie civile muy maître Babacar Cissé moom nag nee na dossier boobee du lu yomb mi ngi ŋàññi itam ñi nga xamante ne ñoom dañuy faral di wax ni dossier politique la Pape Fara ñi ngi jafaraba atteb Khalifa Sall ñu koy tàmbalewaat àllarba bi ay waxtu rek des kii nekk député maire bu Dakar janook attekat bi avocat am ak avocat nguur yi ku ci ne di nàmm say jaaj. ñun pare nañ pour plaider ko. suba bu fekkee ne tribunal décidé na que dossier bi dañ koy atte ñun pare nañ pour taxaw pour défendre intérêt état parce que ñun état bi moo ñu constitué pour ñu défendre intérêt. càmbar nañ ko gis nañ ne dossier la boo xamante ni dossier bu prenable la mën nañ ko plaider te tey pare nañu pour plaider ko ngir seetal sunu client donc di wax que ne encore une fois défense bi pare na vraiment pour défendre dossier bi ni nga xamante ni moom la waree. avocat état yi nag ànd ak confiance jàpp ne dossier bu béton la ñu am te amul dara lu ci laxasu ci wàllu politique. mooy affaire politique bokku ci ñoom ñoo ko ci bëgg laxas donc affaire yi lu ñu leen reproché mooy ay deniers publics mooy maanaam xaalisu askan bi loo xam ne 1,830 milliard jël nañ ko ci kees bi te lu ñu indi ay firnde yooyu baaxul. naataangoom bi nga xam ne mooy layool Khalifa Sall jàpp na ay àq ak yelleefam yu bëri dañ koo salfaañe naam sax xelam gën na dal ba mu ginee xool lii di dossier bi. lépp si kanamu tribunal lay xewee ñun nag suñuy argument dañu préféré denc ko ba ñu egg si kanamu juge bi ñu doog ko étaler bu fekkente ni dañu jàpp que ne ñoom am nañ dossier béton ñun dañu jàpp que ne dossier bi dossier boo xamante ne dañ ko monter et que pour ñun encore une fois il s'agira tout simplement ñu ñëw démonter ko et que yaakaar naa ne ak li nga xamante ni am nañ ko si ay éléments dinañ ci parvenir. waaye ñaari avocat yëpp seen xel dal na ci juge yi nga xam ne ñoo war a àtte. juge yu yore dossier bi en tout cas tribunal ci composition donc loolu moom mooy wane ni di ngeen gis na ne juge yu intègre yu indépendant parce que dossier bi dossier flagrant délit la. dañuy jàpp que ne dañuy dem plaider dossier bi si kanamu ay nit ñoo xamante ni moom nañ seen bopp et que ñu ngi leen di ñaan ñu jël seen responsabilité par rapport ak dossier bi te yaakaar na am nañ ci yaakaar bu. gannaaw coow li ci am lépp jamono ji nag ñu fas yéene layoo ci tribunal correctionnel ngir leeral askan wi ci mbiru caisse d'avance bu mairie bu Dakaaru. ñii ñu dàkk ci parti socialiste ña ngay jiiñ Ousmane Tanor Dieng ne dafa bëgg a jël nag parti bi di PS daal di koy seyal ci biir APR te loolee ñoom nee nañ duñu ko nangu benn yoon ñu ngi naqarlu itam bureau politique bi na mu taxawee te nee nañ nag duñu ko bàyyee mu noonu mu sedd daanu def seen kéemtalaay kàttan ba xeex mbir mi ngir am ca ndam Abba Mbaye moom moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ak Ibrahima Kane Modou Diop. naqar bi ñu am ak tiis bi ñu am ndax lii leer sénégalais yëpp. mooy lu ñu doon nëbb mu fes tey muy jaay bi ñu bëgg a jaay parti socialiste maye bi ñu bëgg a maye parti socialiste jox ko parti au pouvoir parce que tey réerul mbir na sénégalais bu nekk xam ne ni que li xew démb amul benn xel bu ko mën nangu ci réew mi xëy rek taxaw ne lu toll si juróom benn fukki responsable ak juróom dàq nga leen ci parti kooku parti boo ko jëlee dara desatu fa muy wane rek ne yoon bi Ousmane Tanor Dieng jël muy yoonu jébbal parti socialiste Macky Sall loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñu wax ni que lii mu def na Sénégalais yoo xam ne dëppoowul ak yoon dëppoowul ak charte parti bi dëppoowul ak règlement parti bi te incha allah fu mu mënti yem daañu ko dem ba fi mbax ne doon na benn ba fu mu mën yem pour Sénégalais xam yëpp ne li muy def tegu ko si yoon tegu ko si charte parti bi tegu ko ci règlement parti bi. duguleet muy tàllal loxo ku jëkk politique gi ngir waxtaan wuy jëmale Sénégal kanam muy njiitu réew mi Macky Sall ñi seen xam-xam màcc nag ci droit public nañu ko gisee rek mooy lu jaadu la ci réew mi ñu naan dafa am démocratie gannaaw loo itam ñu gis ni kii di Macky Sall yàgg naa tàllal loxo te taxul mu sotti mu mel ni fi mu ne nii nag dafa soppi doxalin ngir mën a jàkkaarloo ak ku jëkk politique gi Fatou Bintou Konté. njiitum réew mi Macky Sall ci discours bi nga xam ne at mu ne daf koy amal gannaaw bu ñu dugg ci at mu bees mi lee ma ngay woowaat ñi nga xam ne ñoom ñooy kujje gi ci waxtaan bilee waxtaan nag kii di professeur de droit public bi nekk fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar jàpp na ne fekkee démocratie bu normal la loolu lu war a am la. démocratie bu normalement ci ay période yoo xam ne dañ ko war a tënk président dafa war a wote opposition mais également même après élection
dañ ciy jàngat moo ci war a am parce que élection bu amee rek dafa am ay rëq-rëq yoo xam ne dañ ko war a changer la plupart du temps loolu di war a tax souvent ñu wote nit ñi wala pour nit ñi waxtaan ci la. moom nag jàpp na ni gannaaw bi nga xamee ni def nay appel yu bari yoo xam ne bu ci ne ay échec la mujjee moom njiitum réew mi faaw mu changer stratégie moo tax démb mu waxee mu nekk benn ton boo xam ne Mamadou Aliou Diallo jàpp na ni lépp rek dafa bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy kujje gi mu convaincre leen. lu ñuy wax ak lu ñu dul wax may am na sax premier kii dafa doon ay kuréel le kuréel de tel parti de tel courant de tel ñu bañ ba tëdd te sa am sañ-sañ boobu donc bu mu gisee nag loolu lépp lu mu xalaatoon fu mu nekk nii am na ay kii ay jafe-jafe mu ne kat naa changé doxalin amoon na bi loolu moo tax mu changé doxalin. attitude bu bees boobu nga xam ni dafa nekk wooteem juboo moom Mamadou Aliou Diallo jàpp ne nii du tax nag opposition bi wuyu ko. nga jël koo xam ne kii moom mooy borom kër gi maanaam wala bokk na ci borom kër yi bopp nga jël ko nekk ràpp ci kaso après woo doom yi naan leen donc kaay leen waxtaan loolu dina xaw a métti dina xaw a jafe te opposition bi xam naa ne am na ci ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu politique ñu ko doxale bu ñu ko defee dafay mel ni ñoom seen bopp dañuy renoncer parce que sa njiit nekk en prison ñu wala ne kaay waxtaan amoon na wi loolu war ub na xel daal. mu woote waat beneen ndaje boole ko discours boo xam ne dafa wàññi bu baax xadaram moom jiitum réew mi fi mu ne nii jamono ji li nga xam ne moom lay joué mu di rôle boo xam ne dafay dajale ñëpp. njiitu réew mi wax leneen itam muy fanweeri milliards yi nga xamante ne nag fas yéene na ko rek dugal ci wutum xëy mi loolee ci atum 2018 dégg nañu ko ci discours am bi mu doon def loole nag ñu gis ni lu am solo la naam waaye nag li gën mooy tëral ay projet yoo xamante ne nii ndaw ñi dinañ ci mën a jàpp lu ci mel ni ay formation yoo xamante ne nii tey jii bu ñu duggee kon ci marché bi ci wàllum xëy ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp loolee bokk na ci lu gën a am solo waaye tamit nee nañ la gën a am solo leneen mooy mu def bilan def taxaw seetlu ci ba mu jëlee nguur gi ba tey dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. du ANPEJ du FONGIP du yeneen agence yi fi nekk defuñu seen benn liggéey. saa yu ñu junjee rek lépp lu jëm ci wàllum auto emploi njàqare la koy dikkal maire ba futt léeg-léeg moom dafay gis ne des na lu bari loo xam ne war nañ koo def ci wàllum auto emploi fii nii si réew mi. dama bëgg ko président de la république su fekkee li mu nga xamante ne woote na ko mu ne 30 milliards dina ko injecté pour jàppale jeunes yi si seen auto emploi dama bëgg ñu dès maintenant nañu commencé impliqué woo bépp organisation boo xamante ne da nga yor ay chômeurs di leen utal liggéey nañu commencé woo organisation yooyu moo xam regroupement la moo xam association la moo xam lu mu mënta doon mais nañu woo jeunes yi ñu impliqué leen si recherche solution yi. suñ sukkandikoo nag ci Paul Moundor Sarr moom xam-xamam daal di màcc lépp lu jëm ci wàllum auto emploi moom dafa gis ne ba tey am nay préalable yoo xam ne war nañ koo jël. mais su nekkee groupe tey ñoom ñëpp soo leen joxee 2 millions wala 3 millions fekkante ne ci biir groupe bi ñii am nañ ay compétences en gestion ñii am compétence en marketing keneen ki am compétence su nekkee pour mettre en place poulailler am kenn ku ci am compétence am keneen koo xam ne kii mun na occuper wu livraison beeg yooyu loolu mooy gën tey non seulement di nga créer beaucoup d'emplois parce que ci biir groupe boobu noonu mun nga fa créer 3 ba 5 emplois alors que benn nit rek soo ko joxee xaalis bi moom mun na détourner objet au fond bi ba pare mun na bañ a am aussi capacité wu rembourser leen. Lamine Dramé daal di nekk koo xam ne moom mu ngi yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllum BTP moom dafa gis ne xalaat bi lu baax la waaye nag nañu moytu bu baax. gis nañu ba école de formation yi bari nañu mais après boo paree formation liggéey du am damay naan xëy na dem quelque part aussi xëy na formation yi c'est pas adapté au contexte du marché de l'emploi. ba dañuy reprocher état bi mooy que surtout ñi nekk au pouvoir mooy que financement yooyu c'est orienté si ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk seen parti donc du coup da ngay gis jeunes yoo xam ne am nañ ay projet mais dañuy hésiter pour dem déposer ko parce que ils se disent que boo bokkul ci parti politique ci mouvance présidentielle bi rek tu ne bénéficieras pas de ce kii ma yaakaar. suñ sukkandikoo nag ci recensement bi nga xam ne ñii di waa agence nationale des statistiques et de la démographie ñoom jot nañ koo def nee nañ taux de chômage jeunes yi bari na ba toll ci 10,8% te ñi nga xam ne nag ñoom la gën a laal moom mooy xale yi am fukki at ak juróom ba jëm kaw. lu soxal wàllu màngaan bi ñu nemmeeku nag ci politique bu Sénégal loole nag bari na lool ñu ko ñaawlu ñu dem sax ba naan waaye politique yi daal yoruñu benn jikko nu leen neex mel nu leen neex soppiku loolu nag mu nekk loo xamante ni nii war nañ ko xoolaat fii ci Sénégal Cheikh Hassana Fall Jafara Ba. Sada Ndiaye moo fi génne woon Macky Sall si lu gaay wax
tey Macky Sall gis na si moom intérêt wala moom gis na ne làqu si Macky Sall moo koy musal moo tax muy daw jëm si moom wala Macky Sall gis si moom intérêt mu xëcc ko si côté am te boo demee mu ngi tilim. ñàkk pexe donc moo ko ci tax a dugg Sadio lu nekk wax lakk na ko fi yekk nu mu tuddee Macky du nekk wax na ko fi Macky waaw kon bu dellu soit léegi ñëw naan dafay ñëw transhumance fii te xamante ne Macky ñoom ñoo bokk dëkk ba kon du defee ni mu defee ni affaire assemblée moom fi indi woon créel fi Macky fekku leen fi xanaa yéen. maanaam dañuy wax maanaam nit sooy ànd ak moom da ngay bëgg te yàlla tax wa an yuhibbu lillahi sooy bëgg da ngay bëgg nit te yàlla tax sooy gërëm da ngay gërëm nit te yàlla tax munoo nekk ak moom tey mu neex rek te ne tey moom la suba su naqaree tamit da nga war a ànd ak moom gore. affaire transhumance yi nag ay Sada Ndiaye ak ay ñoom ñëpp ñoo yem ils sont au même pied d'égalité intérêt personnel rek la ñuy topp seen intérêt rek. am ñoo xam ne loolu mooy seen dunda loolu la ñuy dund loolu mooy seen dunda su fi tooyee ñu naaw suñu amee problème ñu ngi wan seen problème ñu koy waaj gëstu ñu daw làqu affaire yi nag la ñu war a bàyyi. man sama gis-gis lu ci bari man dama yaakaar ne sax système bi la ñu war a changé gëmatuma politicien gëmatuma ci kenn système bi moo war a changé depuis 1960 1955 depuis seen gannaaw dara doxul système bi laa mënatul wax dara mënatuma commentaire ci ñoom franchement. GIE xaar yàlla bi ëmb chauffeur yi nekk ca Tëngéej mer nañu lool Fanta Siro sax moo am ci seen biir ndax ñenn kon ci GIE boobee ñooy ŋàññi doxalinu njiit ba ñu ne nag na muy defee dëppwul ak yoon lu soxal sax ndaje mu yaatu ñu bëggoon amal dañoo lànk ne du ca dal te moonte njiit la nee na deful rek lu dul sàmm charte ya mu Ousseynou Thiam Bira Diagne. xootul nag ci lii di GIE xaar yàlla bi nga xam ne nii moo nekk fii ci Tëngéej nag dajale lii di ay chauffeur lenn nag ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo bokk ci boobu GIE di ñaawlu lii di yorenu président bi nga xam ne nii jàpp nañ ne dafa bëgg a taxawal assemblée générale te boolewu ci ñii di membre fondateur yi. ñun dañ nekk ay jeunes chauffeurs yoo xamante ni dañoo gëm suñu réew bëgg a bokk ci ñuy suxali suñu réew ci loolu ci lañ taxawalee un GIE bu ñu tuddee ko xaar yàlla. GIE boobu bi ñu ko taxawalee ba léegi dañ ko dénk benn bureau boobu ki nekk ci kanam mu ngi tudd Ousseynou Kébé. képp koo xamante ni li muy def neexu la te mu lëndëm ci yow mu utal la pexe ne la dalay dàq dalay génn GIE bi te loolu lañ nanguwul loolu lañ d'accordul te bañu ñu si ba tuurante ay deret fii nii pour mu leer li ma lay wax ni nag yuuxu nañ ko fu ne mais fu ñu dem dafa mel ni dossier bi non da leen di lakk. doon ay tuuma yoo xam ni nag kii di président bi dàq na ko ne nag moom assemblée générale boobu nag da koo def rek mu dëppoo ak li nga xam ne lii moom mooy taxe yi régir boobu GIE. Le 9 12e mois 2017. si procès verbal bi ñu def ak membre GIE bi sur les 47 membres il y a 31 membres yoo xamante ni ñoo fa teewoon ñoom jox nañ leen ay convocation pour mu ñëw ñu xotti ko alors que ñu yor alalu garage bi yor lu mat 4 millions 500 garage bi depuis mai 2016 à nos jours ñu yor ko irrégulièrement. mu doon ay chauffeurs yu ñaan yi di autorité yi nag ñuy yàbbi ci mbir mu ni mel nag laataa nag ay mbijoog mbaaloo di am ci boobule GIE bi nga xam ne ni nag jàpp nañ ne yoron wi tegawul ci yoon. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi ca marché jën ba nekk ca ndax géej genn kon wet ga dafa daal di lakk ba jeex tàkk ay tonni ton ci jën kon dem ca lakk googe ñu xayma ko nag ci ay millions itam di dem soxna yi nga xamante ne nag ñoom ñooy jaaye ca marché bu Guet Ndar jaaxle nañu lool ña ngay tàllal loxo sax ñi nga xamante ne nag waaye defal yàlla lañ ñu dimbali leen ndax ña ngay jànkonte lay jafe-jafe seen lépp dem na ca lakk googe ñu teewlu seen i kàddu ak Ousseynou Diop. sama xol metti na dama xëy si rek pour ubbi sama frigo si lay dépense amee sama kër si lay fay sama courant si lay fay sama ndox nu ñëpp ci la noo dépense ku xëy si daanu xëy ci ba palaat bu nu jaayu dara ma sa neexu nu fam duggee ka lii metti na ba sa kanamu yàlla nu ngi kaa dis bépp jullit bu nekk si àddina ñëpp lañ ko bokk dis waxuñu waxu Macky Mansour Faye mi nu fi dugal ku nu mën dimbali tey yàlla tax bi sabilillahi ndax ay doomu aadama ay baadoolo rek lanu dañoo ay moodu lanu ay alalu jaambare lanu yore kenn amu fi juróomi dërëm ni la ñëwal kat ndax marché bi seen frigo yi ñi ngi tàkk bi ñu ñëwee fekk nañu aussi frigo yi yëpp tàkk na maanaam benn jën sauvé wu ci te kenn ku si nekk muy man ak sama morom kenn ku si nekk li nga investir si frigo yi ëpp na valeur ay 700 000 di dem li fi nekk li fi yàqu ëpp na ay millions kon nag ñun dañuy sant yàlla rek waaye metti na ndax ñun ay jigéen kese lañu ay xale lañu ay mag lañu kenn ku si nekk da ngay wàcc sa lal ay 4 heures du matin bàyyi sa yaay ñii bàyyi seen jëkkër ñii bàyyi seen njaboot
ngir ak ñëw daan suñu doole ndax bëgguñu ku ñu yàpp. Rosso Sénégal diwaan bay ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci wàllu kaaraange ci wàllu wér-gu-yaram naka noonu ba ci ay jumtukaay yoo xamante ni nag kon ndongo yi daanu ko soxla ci wàllu njàng ma ak njàngale ma ñi ngi sàkku nag ci nguur gi daal mu gunge leen ci ab forum nag lanu ko wax nee nañ nag Rosso Sénégal dañu ko bàyyee noonu amul kenn koo xamante ne nag ges nga ko ci kilifa yi Ousseynou Diop Habib Seck. Rosso Sénégal doon dëkk boo xamante ni dafa taqaloog Mauritanie dem beeg dikk bi askan wi fu nekk la ñuy jógee tax nag ñi nga xamante ni ñooy cercle des cadres bu Rosso Sénégal ak association Lekki lëkkaloo la ñu bëgg bokk na ci jafe-jafe yi ñuy dund ci gox boobee bokk ci wàllu sécurité bi ak santé bi ñu daal cay taxaw. jigéen que ñun bokkuñu Sénégal dañu bëgg gis suñu bopp ci biir Sénégal dañu bëgg lancer les autorités nationaux wax ak Rosso Sénégal ñu jàppale ñu. pour Rosso Sénégal mën a gis boppam ci Sénégal. mooy dispensaire bi ci wàllu école yi mooy lycée bi amul ay classe amul salle de classe donc bëgg nañu ku ñu jàppale état bi jàppale ñu plus vite possible pour que lycée bi mën a am ay classes yu doy. askan wi leneen itam loo xamante ni joxañ nañ ko baaraam te itam ñu bëgg ca saafara jëm na ci wàllu njàng mi ak l'école yi salle de classe yi na mu néewee. nañ problème mu sécurité dañ koy dund ci biir Rosso présentement man mi nekk hôpital dañu gis ay coups et blessures yu bari yu ñëw foofu problème mu sécurité moo ko waral te frontière li ngay njëkk a wax ci frontière mooy nga indi sécurité. te problème yu ñu fi am yëpp nit ñi dañ fi mujj dem ay Richard Toll ay Saint-Louis urgence yooyu la ñu am ñu am ay ambulance yu baax yu médicalisé yi nga xam ne mën nañu def ay évacuation. ñii nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi di Rosso ñu ngay sax tàllal nguur gi ngir seeni cadre yi nekk ci gox bi ñu jox leen ay ndombal tànk ngir ñu mën a taxawal askan wi. naa suñu doom yi nga xam ne jàng nañu bëgg nañu dugg ci système gouvernance bi carrément parce que ñun mosuñu am député mosuñu am ministre mosuñu am lenn. jamono ji nag li nga xamante ni moo gën a soxal association Lekki mooy ñu fexe lu jëm ci wàllu karange gi ñu taxaw ci ndaxte ñoom xam ne na ni lu ci bari ay xiiroo ngaayoo dafay am ñuy woo nguur gi ñu gën a yokk lu jëm ci wàllu karange gi. ñu del si fii ci Ndakaaru foire ba nag mi ngi waroon jeex fanweeri fan ak benn ci weeru décembre waaye mujj nañu ko yokk ba juróom-ñaari fan ci weeru janvier lépp rek ngir mën a may ñay jaay nag seen marchandise kon mën a jeex foofe nag lañu fa nemmeeku dafa mel ni rek kon client yi wàññiku nañu exposant yi nag ña ngay am joxtu bu rafet ne fii ak juróom-ñaari fan ci weeru janvier xëy na client yi daanu gën a ñëw ndax kat beneen caution da leen cay fekk Ibou Diouf. ñu ngi fii ci foire bu Ndakaaru gannaaw dogal bi kilifa yi jël rek ngir yokk li nga xam ne mooy durée exposition yi taxul nag ñu bëri ci askan wi ñëw rek ba tax na ñenn ci clients yi di xalaat ne xëy na fii ak i fan dinañ am ay clients. prolongation bi de ça va dina arranger ñi nga xamante ni parce que foire bi le 16 bi muy commencé dafay fekk nit yi duñu am xaalis. donc le 31 bi mu waroon jeex aussi day fekk nit yi duñu am xaalis dina arranger ñi nga xam ne fin du mois bi la ñuy fayeeku pour mën a ñëw jënd li ñu bëgg. mën naa am tamit ñëwoo ñu xaw a daw si ndax am ñu bëri tamit ñëwuñu woon am ñoo xam ne dañuy xaar naan mën naa am ñu xaar ba foire di waa jeex bagage yi yow dina xaw a yomb ak yow noonu comme ñu sant Diaw ak ñu sant Seck tamit dañuy xaar xam nga dama bëgg ñoom yow lu xaw a yomb mën nañu xaar ba foire di waa jeex ñu ñëw indi sa ay téeméer wala ay 1000 francs jënd comme ça ay genre tubéy ak affaire yooyu noonu la. am na solo waaw am na solo. commerçant yi nag am ay fan ngir mën a jaay li nga xam ne mooy seen marchandise wante foo nga jaar kees ba rek am loo dolli ci koppar. waaw booy toogaat kay da ngay fayaat moom doo toog gratuitement da ngay fayaat. xam ne tamit tey tamit daa xaw a wéet ndax ñu bëri élèves ak étudiants yi ndax tey tamit temps yow daa woon feet tey yow jàng ne moo tax nit ñi ñu xaw a wàññeeku yooyu noonu loolu daal am na si solo ba mais vraiment am na solo quoi ndax waa gis na fi ay bagages bu baax. yokk bi ñu yokk li nga xam ne rek mooy activité foire te muy xewe fii ci Ndakaaru ci fan yi ñoom ñi nag gis nañ ne ba moyul dina leen indi lay jafe-jafe. mais ba tey tàmbaleegul ndax dañ ne concert yi day commencé et puis nit ñi ni ñu war a ñëwee ñëwewuñ noonu te ñu bëree boo xoolee li officiel lépp dañ ko fay jëlee fi mu nekk nii ñun boo xool secteur informel bi rek ñoo fi des. moo tax ni mu war a demeewu ni carrément. fi ba dimanche ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo fay commerçant am nañu chance rek ngir mën a jaay li nga xam ne mooy seen marchandise ñi nga xam ne jotuñu dem tamit fële ca foire ngir jënd ay produits yu yees ñoom tamit buñ fa doxantoo du ñàkk ñu am luñ fa gis lu ñu bëgg.
lamb ji ci atum 2018 démb ñaari mbër yi kon ñoo ko ubbi ñoo sekk kon géew ga muy Tapha Tine ak Yékini Junior moom mbëru nag Bawol mbooloo bi daal di rek daanati Yékini Junior bu écurie Ndakaaru duguleet niñ ko waxee ñaari yoon ngi ni kon mu di ko daanal ay amateur nag ci wàllu lamb ñoom ñooy wax kàddu yi la ñu dénk Boucar Ndour. waaw Tapha Tine Yékini Junior combat maanaam ni ma ko gisee maanaam man sama xel mu gàtt daal. sa waay da koo gën a ëpp physique ba pare da koo ëpp doole. combat bi moom seetaan nañ ko daal mais tamit kii tamit wax na ne nee na Tapha Tine daf ko ëpp physique non ëpp ko physique waaw ëpp ko physique daf ko ëpp doole. combat bi nga jàngatee daal Tapha Tine xaw na sonn ci côté mais Yékini Junior tamit moom li ma koy wax mooy combat bi bu Tapha Tine daana ma rek loolu du gàcce. Yékini Junior da ko doon téléphoné quoi chaque instant bu dóoree 2 coups day bëgg a ñëw siif tànk bi. moo taxit bi ñu jàppantee ba sa waay takk ko man xamoon naa tôt ou tard fu ñuy mujjee sa waay da koy daan parce que moo ko ëpp doole. combat bi de man sama analyse moom li ma gis moom damaa xam ne doole yemul quoi doole yemul te Tapha Tine li mu liggéey Yékini liggéey ko wax dëgg yàlla waaw parce que man xool naa combat bi ñaari yoon tax kii Yékini tenté na ba sonn jéem na ko xar xam nga mais doole gi mooy da ko antalul daal parce que boo gisee même mbot mi sax Yékini moo njëkk a tenté mbot bi après Tapha Tine remplacé ko daal di koy enchaîné foofu moo lay wan ni lii doole yemul quoi. mais nu mu bëree bu combat bu nice la bëree en plus conseil la bëree daan na ko jéelu bu rëy parce que mbot bu mu ko mbot gauche bi mbot bi du mbotu téléphone daa bàyyi ba sama waay ñëw ci wet bi ba mu ko jeeg loolu mooy wan ne mbër da nga war a pare 2 pieds gauche droite. mangoot lamb boobu démb kon la ñu ko doon tëgg ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye mu nekkoon drapeau Racine Tara maire bu Wakhinane Nimzatt mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan.